bien-être ak Mado sànq wax naa ko tey nag dañuy waxtaanee li tubaab tuddee hygiène bucco-dentaire wala santé bucco-dentaire. waaw Pape Cheikh noo ko munti waxee rek benn la parce que hygiène bi nga xamante ne moom la nit war a am ci li nga xamante ne moom moo di gémminam moom la ñu kii di docteur Rama spécialiste en dent wala dentiste comme ni ñu koy waxee moom la ñu ficcil mu wax ñu ngëneel li nga xamante ne moo am ci socc ak pat ba pare jàngal ñu surtout technique bi nga xamante ne doomu aadama yi nen na ko naka nañu war a broso ñu doom xel élément bi dikkaat. soccu baax na parce que ay études yoo xam ne dañ ko def ay études confirmées yoo xam ne à l'université lañ ko defee wane nañ ne population yooyu du ñu développé carie comme Dakar parce que am na socc yoo xam ne dafa am ay produits yu mu àndal socc bi dafa am ay vitamines am na socc yoo xam ne dafa am nepp dafa baax ci saignement gencive am na yeneen socc yoo xam ne dafa am yeneen kii yooyu nag dafay efficace ci gémminu patient bi. pâte dentifrice dafa am deux façons dafa am li ñuy woowee pâte yi nga xam ne médical la yooyu la ñuy jaay pharmacie ak parapharmacie yooyu lañ ñu conseillé mais yooyu inconvénient yi mooy dafa xaw a cher un peu pour population générale bi. am na pâte dentifrice yoo xam ne moom la ñuy woowee pâte cosmétique yooyu ngay gis grande surface ak boutique yi pâte dentifrice ak brosse à dents baax na pour ñun ñu yokkamti nekk zone urbaine mais il faut ñu xool aussi pâte bi ñuy utiliser lu n'importe quelle pâte boo xam dañ la koy jaay ne la baax na lii nii nga jënd ko il faut nga xool composition bi ak brosse bi ngay utiliser aussi mais socc aussi ay études wane nañ ne am na zone yoo xam ne population yi socc la ñuy utiliser am nañ hygiène bu correct seen hygiène baax na nu ñuy brosso comme par exemple boo jàppee ni lii moo nekk gémminu patient bi brossage toujours dañu war a jàpp ni c'est toujours du rouge vers le blanc bu dee ci kaw la da nga war a brosse ngay wàcc bu dee ci suuf la da ngay yéeg parce que c'est toujours du rouge bi mooy nekk gencive bi blanc bi mooy nekk bëñu patient bi toujours comme ça mais face occlusale lii la ñuy woowee mooy bëñ ñi ngay sàqamee fii aussi da nga ko war a brosse mais ay mouvement circulaire nga war a def waroo nekk di ko def nii parce que lii côté yi lay nettoyer mu yéeg mais fii da nga war def ay mouvement circulaire ci kaw ak ci suuf bu ñu fàtte côté yi làmmiñ école yi dafa bëri am na ñoo xam ne nee nañ dañ ko war a brosse am na ñoo xam ne nee nañ duñ ko brosse mais man pour je pense que ne bu dee da nga nettoyer gémmiñ bi nga rincé wu làmmiñ bi jarul nga nekk di ko brossage parce que brossage bi des fois mën na ko irriter mën di la inflammation wala dara ñu jël sunu temps bañ di brossage bu yàkkamti brossage bu baax dañ lay wax ne 3 minutes la war a jël gën nga tuuti guddi bi boo defee li ngay def yëpp ba pare nga jël sa temps nga brosse surtout ñu jàngal ko xale yi parce que xale yi aussi seen alimentation bi dafa sucré il faut que ñuy brosse gémmiñ parce que ñoom ñëpp seen bëñ yi dafa bënn mu ngoog donc gëstu boobule Mado mu ngi ko def taseek borom xam-xam boobule nga xam ne ni day yëngu ci lépp loo xam ne ni jëm na ci wàllu gémmiñ bëñ façon bi ñu koy brosser plutôt mais gémmiñ des koy toppatoo. waaw des koy toppatoo Pape Cheikh donc ñu koy remercier bu baax moom mi nga xamante ne moom moo di docteur Rama bu dul ay feebaram sax xetam rek baaxul. effectivement xetam baaxul ba tax na bu ñuy digleel ñuy utiliser li nga xamante ne moom moo di ay pâte dentifrice waaye ci bi ñu waxtaanee ak moom mi ngi ñu jàngal ñaari xeetu pâte yi nga xamante ne moom moo am bu njëkk bi moom nañu wax li nga les pâtes médicales pâte médicale d'habitude nag moom ngay trouver en pharmacie wala parapharmacie nan nañ koy ràññee parce que dañ koy normaliser maanaam dafay ànd ak norme yi nga xamante ne moom la pâte war a am ba tax na dañ ci gën a ràññee li ñu duppee fluor donc mu amaat beneen pâte boo xamante ne moom nañu duppee les pâtes cosmétiques yooyu nag moom ngay trouver tout le temps ci li nga xamante ne moom moo di boutique yi wala li nga xamante ne moom moo di grande surface waaye lim ñu digal nee na c'est très important il faut que ñu xam exactement naka nañu utiliser pâte ak yan pâte aussi nañu war a utiliser parce que nee na gis na ni fi mu ne nii dafa am ay xeetu pâte yu bare yoo xamante ne dañ koy jaay waaye ndeketi ci biir maanaam saabu moom moo ci nekk wala xeetu savon liquide yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir te pâte léeg-léeg nit yi ils n'ont pas tendance bu ñuy jënd dara di xool li nga xamante ne moom moo di composition bi donc mi ngi naan ni nit yi bàyyi xel bu baax di xool tout le temps balaa ngay jënd pâte surtout bu fekkee da nga ko dem jënd ci boutique wala grande surface nga lire bu baax li nga xamante ne moom moo di composition bi pour mu éviter la nga am benn problème donc mi ngi ñi xamal aussi li nga xamante ne moom moo di socc comme ni ñu koy waxee rek donc nee na socc moom dafa nekk lenn loo xamante ne dafa gën wax na ko ci biir reportage bi parce que nee na socc dafa am ay vitamines yoo xamante ne dafa nekk ci biir juste pour ne citer que nepp wala yeneen xeeti xam naa Marianne dina ko gën a ficc bu ci kanamee mi ngi ñuy xamal ni vitamines yooyu la plupart dafay faj li nga xamante ne moom moo di bëñu nit rawatina li
li nga xamante ne moom la ñuy wax gencive comme par exemple nepp-nepp dafay éviter li nga xamante ne moom moo di saignement de gencive yi waaye li mu wax ngëneel bi ci nekk nee na que selon des études yoo xamante ne dañ ko def fi nga xamante ne moom moo di université ils ont vu que et c'est prouvé que ñi nga xamante ne ñoom ñooy utiliser li di socc jamais ñu am li di problème de carie wala ay problème yi nga xamante ne moom la ñuy wax ay problème hygiène ay problème bucco-dentaire parce que li nga xamante ne moom moo di socc boobu dafa am ay effets yi ngëneel yoo xamante ne def ko ciy def bi ñuy waxtaanee aussi ci moom mi ngi ñuy xamal li nga xamante ne ku wax pâte dentifrice wax li nga xamante ne moom moo di brosse ba tax na elle nous a donné aussi des conseils ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu brossage nee na brosse nag dafa efficace waaye kañ nañ ko gën a taamu mooy guddi u tax guddi parce que dinañ wax tout le temps dinañ brosse le matin l'après-midi le soir mais guddi bi moom ñoom dentiste yi moom la ñuy gën a conseiller pourquoi parce que niñ daan ay moment idéal li nga xamante ne moom moo di processus carie boo leen déggee processus carie mooy microbe yi nga xamante ne moom mooy faral di joxe carie guddi bi ni ñuy gën a faral di liggéey ba tax na au coucher da nga war a brosse li nga xamante ne moom moo di sa gémmiñ lenkali ko te éviter lekkaat et puis surtout le sucre parce que sucre moom mooy gën a joxe problème mu carie yooyu moo tax ñuy ñaaxaale parents yi ñu bàyyi xel ci xale yi ndaw yi parce que tout le temps les enfants ñoom li ñuy consommer sucre moo ci ëpp donc tout le temps ñoom problème de carie daf leen di waral donc moo tax mu joxe conseil yooyu en tout cas brosse baax na mais guddi bi ci la gën elle nous a aussi wax nañu aussi temps de brossage bi aussi naka nga ko war a defee booy brosse nee nañ war nga toog lu mot 3 minutes da ngay jël sa temps pendant 3 minutes nga brossé wu te tout le temps da ngay jóge ci gencive bi di jëm ci kaw loolu di ngeen ko mën a gis démonstration bi ci biir élément bi nee na aussi di ñaaxaale nit ñi pour ñuy faral di changer seen ay brosse à dents 1 mois maximum 2 mois ci la war a yem mais di nga gis nit boo xamante ne dina garder brosse à dents moom pendant des années wala une année et loolu ce n'est pas conseillé voilà donc nee na boo ko utiliser pendant 1 mois ba jëm 2 mois rek bu ëppee ba ëpp war nga ko changer impérativement mais daal ci dëgtal lim ñu wax daal mooy pâte baax na pour gémmiñ brosse baax na pour gémmiñ donte ñoom ñi ngi ciy dégg nag ay vertus yu bare fan yi ñu ngi koy partager di ko wax mais ñoom nee nañ ci seen wàllu bucco-dentaire ñoom xamuñu ko donc ne nit yi bàyyiwaat bu baax xel ci li nga xamante ne moom la ñuy utiliser et puis di lire composition boîte yi pâte yi balaa ñuy utiliser lu ne mel. voilà moom hygiène fu mu amul baaxul. ouais effectivement voilà donc il faut nga am hygiène. ci sa gémmiñ. même ku dara dalul am na ci ñoo xamee ni itam ay appareil la ñu def seen ay bëñ ay poche ak ñoom seen ñooñu itam il faut ñu gën a farlu ci hygiène bi. effectivement loolu aussi elle nous l'a dit xam naa du ñàkk aussi dinañ ko gëm seeti pour mu ficcal ñu yeneen thème ci wàllu blanchiment ci wàllu leeral li nga xamante ne moom moo di bëñ yeeg yooyu de toute façon daal dinañ ko gën a tot et surtout waa conseil comme ni mu ko waxee hygiène par rapport aux gens qui portent des appareils mu nekk les appareils fixes wala yi nga xamante ne dañ koy dindi di ko monter seen hygiène nan nañ ko wax a toppatoo mu ngoog ba tey bu ñu desandee ci